téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal El Hadj Malick Youm nekk secrétaire général national adjoint du SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal ñu fas yéene waxtaane grève bu takkarnaase bi nga xamante ni SAEMS ak CUSEMS ñu ngi koy amal jamono ji yëpp nekk si seen 6e plan d'action loolu nag lu mu jur moom mooy ndongo yi ñu ngi génn si mbedd mi di ko naqar lu baax a baax ndax ñoom jàpp na ni dafa jot muy syndicalistes yi ak gouvernement bi ñu trouver solution su ko defee ñoom ñu mën a continuer mën a wëyal seen jàng El Hadj Malick ma lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. ñu ngi lay gërëm. El Hadj Malick Cissé turando. di kontaan trop ci invitation bi ngeen ñu defal fii ci Kennu Askan Wi. di ko également di nuyu askanu Sénégal. waaw di nuyu également téléspectateur yu seen émission Kennu Askan Wi nga xam ne dafa am un partenariat bu am solo. bu nga xam ne dañ ko noué ak tous les secteurs. notamment le secteur de l'éducation. très bien ñu leen di ñaan en tout cas liggéey bi nga xam ne moom ngeen yàlla jëmale leen ci kanam. merci beaucoup mu nekk El Hadj Malick Youm secrétaire général national adjoint du SAEMS alors démb nag fii si Ndakaaru naka noonu même sax si région yi fii si Ndakaaru ci place de la nation ex obélisque ay ndongo yu bëri si lim bu takkoo takku ñoo génnoon amal manifestation ngir naqar lu baax a baax jamono ji nga xamante ni mbir mi dafa taggatémbe jànguñu dañuy dem waaye enseignants yi dañuy def lu ñuy wax présence passive loolu nag ki nga xamante ni moom moo di El Hadj Malick Youm dina ko yaatal ci kanam tuuti ndax boobule manifestation ndongo yi ñëwoon nañ fa bu baax a baax ñu fees fa dell waaye policiers yi takk der yi ñoom bàyyiwu leen si moo tax dal leen sànni ay grenade lacrymogène loolu yëpp ndongo yi ni gouvernement wu Sénégal dafa war a xoolaat bu baax a baax digganteem ak syndicalistes yi naka noonu accords yi nga xamante ni xaatim nañ ko ñu mën ko signer li nga xamante ni moom moo di maanaam gouvernement bi mën a respecter yooyu les accords alors daan si ñëw léegi balaa yàgg alors El Hadj Malick Youm jamono ji mbir mi takkarnaase na ndax yéen boobu ba léegi yéen ngi grève amal seen 6e plan d'action alors lu xew lan moo tax ngeen taxaw rek teggi woo leen tànk ngeen ngeen fas yéene pousse gouvernement bi ba su mur bi su ko defee mu mën a respecter accords yi nga xamante ni xaatimoon nañ ko. voilà ñu ngi lay gërëm El Hadj Malick Cissé ñuy wax ne vraiment ñun li nga xam ne nii moom moo xew actuellement bu ñu ko doon tënk ci lu gaaw dañuy wax ne fii Sénégal dañu am benn gouvernement boo xam ne mën nañu wax ne moom moo mujj nekk le principal perturbateur du système éducatif. déedwaay maanaam dañu am ci Sénégal. benn gouvernement boo xam ne métier bi mooy at mu jot day yëngal système éducatif bi ba njàng mi. mais gouvernement bi moo koy yëngal wala yéen syndicalistes yi. El Hadj Malick Youm loolu kay laay leeral dañu am gouvernement boo xam ne maanaam lu mu wax du ko def te loolu koy def depuis ay ati at. ba pare tamit teg jàngalekat Sénégal nooteel bu nga xam ne nii tey dafa war a dakk parce que dafa jot ngir mu jeex. li ko waral nag tey kon ñun suñu mouvement bi mooy ñun dañu demoon ak nguur Sénégal ñu ne dañuy signer protocole d'accord. En 2018. li ñu daje toog ñu jàpp ne ñoom seen bopp ñu indi seen waay xarale yépp nañu xel de nangu na ne lii nga xam ne nii ay jàmbat la ngeen bindu ko ci protocole bi lépp xel nangu na ko te ñun nangu nañ ne daañ ko def fekk njëkkoon nañ ñu wax lu demee noonu 2014. mooy ñu waxee des accords réalistes et réalisables. maanaam li ñu war a mën a def la te daañu ko def. defuñu ko de 2014 ñu muñalaat leen ba 2018. ñu woowaat ñu ci table bi ñëw toog ñu xool ñu indi seen xaytukat yëpp ñu ne ñu lii yëpp lu war a mën a nekk la daañu ko def. ñun tamit ñu dem toog parce que dañu ne guerre yi sax mu ngi jeexee. si ay waxtaan bi ñu waxtaanee ak ñoom ba pare lan la ñu seetlu alors ñoom 2018 lañ leen mayoon ba tey ñu ngi 2022 fas ñu xànc ak morom ma defuñu dara si li nga xam ne moom la ñu waxoon. li koy firndeel mooy. ñun bi ñu signé ak ñoom ba pare sax dañu ne ñii faaw ñu may leen benn app bu nga xam ne nëgëndiku lay doon ngir ñu mën a jëmmal li nga xam ne nii xaatimoon nañ ko ak ñoom. très bien. entre temps. mbas mi dugg ci réew mi. 2019 da ngeen dégg enseignants yi di grève. 2020 da ngeen dégg enseignants yi grève. 2021 da ngeen dégg enseignants yi grève kon mën naa fàttali ne
enseignants yi dañu bës seen naxa jàngalekat yi toog di muñ pendant ñetti at ñu ne dañuy bàyyi nguur bi may ko benn diiru nëgëndiku boo xam ne dana mën a jëmal li nga xam ne moom lañ waxtaan te loolu jot na am. bi ñu demee nag ba nga xam ne nii xayma nañ loolu yëpp ñun li ñu seetlu dafa leer bi ñu xayma ñun ci suñu ay instance parce que tamit dañu am laboratoire boo xam ne bu ñu ko duggee dañu xayma bi li mu wane mooy ñoom ci li nga xam ne xaatimoon nañ ko ak ñoom liñ ci jëmal benn téeméer boo jël jëmmaluñ sax lu mat fanweer. téeméer boo jël. matul fanweer ci jëmal. alors loolu daañu ko woy loolu defee loolu nag. woy ay instance tamit ñoo ñu jox moo doon nañu nguur gi. très bien faaw ngeen engagé ak ñoom bras de fer. ngir nag ñu mën a. très bien très bien alors El Hadj Malick Youm loolu dañ ko yaatal léegi dañuy dem fekki li nga xamante ni moom moo di place de la nation ex obélisque ndax foofu dem élèves yi dañ fa génnoon si lim bu takku di naqar lu baax a baax grève bi nga xamante ni CUSEMS ak SAEMS ñu ngi koy amal ndax ñoom neneen dafa doy sëkk dañu bëgg jàng te loolu tamit nañuy sàkku mu nekkoon si teewaayu Mame Seynabou Babou waaye boobule manifestation policiers yi joor nañ fa ay grenades lacrymogènes tas élèves yi ñu teewlu ko. mu demoon ngir nekk ab manifestation pacifique waaye dafa def jaxasoo ay sànnante xeex ak i lacrymogène ci diggante élèves yi ak policiers yi ba tax nañu arrêté seen déclaration grève bu enseignants yi nag foofu na leen ñoom ñiilee dañu bëgg année scolaire bu stable. waral teewaayu ndongo yi fii nii. c'est bon maanaam ñaxtu lan mooy ñaxtu li nga xam ne depuis 4 ans état Sénégal mu ngi siy topp te masul fexe ba saafangoo te dëgg la jafe-jafe yi bari nañu waaye loolu tey jii nii état bi da see war a jël responsabilité professeur jël sa responsabilité ndax élèves yi franchement parlant de 9 mois la ñu war a jàng soo xoolee tey 3 mois yi ñu jàng am na ay classe de terminale S2 yoo xam ne defuñu benn devoir mat premier devoir mat defaguñ ko. jaaxle loolu élèves yii lee dañu bëgg grève yi jeex ngir mën a delluwaat ci seen jàng. loolu c'est inadmissible loo xam ne ñun bi ñu nekkee en classe de première ñu ko xeex ba état man jàppoon nañ ma si yóbbu ma si police te loolu c'est inadmissible ñu ngi koy ñaxtu bu baax a baax li nga xam élèves yi bëgg lan la mais maanaam état bi jël responsabilité am ministre de l'éducation Mamadou Talla sort de ton coin ministre de l'éducation Mamadou Talla na génn si coin jàppale élèves yi ndax ndaw ñi tey ñooy defar ëllëg dëkk bi ëllëg. école yëpp ñu nemmeeku leen fii lycée Maurice Delafosse lycée Kennedy Blaise Diagne Limamoulaye président Macky Sall ak nga xamante ne ñoo yor wàllum éducation nationale ñoo ngi leen di woo ngir ñu respecté di compte horaire bi. di ko jaajëfal baax mu nekkoon Mame Seynabou Babou ci caméra bi Chérif Gueye alors El Hadj Malick Youm yow yaay secrétaire général national adjoint du CUSEMS. du SAEMS plutôt ndax CUSEMS ak SAEMS yéen ay xatanoo dóoranoo ngir jàkkaarloo ak gouvernement bi kon yaay secrétaire général national adjoint du SAEMS. alors d'abord image bi lan lay refléter. voilà vraiment ñu ngi rafetlu reportage bi nga xam ne moom ngeen def nii. ci démb doxu ñaxtu bi nga xam ne xale yi moom la ko def. oui. gis nga lii damay njëkk a jox benn alerte. oui. boo xam ne dañ koy jëmale ci homme de loi yi. takk der yi les forces de l'ordre là. oui. il faut ñu wax leen ni dëkk bi fii pays de droit la. dëkk bi ñoom moomuñu ko. lan lañ di reprocher. alors li ñu leen di reprocher c'est très clair. oui. maanaam ñun mënuñu am une police bu nga xam ne mooy sa première option c'est la répression wala une gendarmerie bu nga xam ne sa première option c'est la répression il faut arrêter ça. mais ordre aussi dafa baax. mais El Hadj Malick Youm ordre dafa baax. si loo gis ordre dafa baax. li ma lay wax. oui. man j'ai des images que vous n'avez pas peut-être ay élèves yoo xam ne dañu dem jël ay projectiles dóor ko seen ay tànk j'en ai ici. ah bon bi bëtt tànku jàmbur. ah bon loolu jot na am démb. mais mu ngi nii man j'ai les images donc il faut que les forces de l'ordre là ñu xam ne d'accord nañ ci liggéey bi ñuy def naka lañ koy defee. mais ñoom dañu am une mission informative dañu am une mission éducative. oui. dañu am une mission d'assistance à la population et de secours et d'aide. loolu boo demee école yooyu ñoom ñuy jàngale ñi ñu jàngale loolu lañ leen di jàngal. dañ leen di wax ne répression R. oui. mooy dernière activité bi nga xam ne nii loolu am de loi war a def. mooy mujjee. mooy mujjee loolu lañ leen jàngal ñoom xam nañ li may wax bu baax. te loolu ñoom mujjee wuñ ko. mais loolu la ñuy njëkkee ñoom. ah bon c'est pas ça. répression dañuy njëkkee. répression dama ne boo demee seen école yi. dañu wax ne dañu am mission éducative. oui. dañu am mission informative. dañu am mission d'assistance mission de secours et mission d'aide ndimbal
dañuy dimbali fekk nit ku nekk ci difficulté ñu dimbali la. nit ku soxla sécurité ñu may loolu moom moo tax ñu def leen fii. oui mais nag ñu am tey des marches yu nga mais marche boo demee ci constitution. nga dem au niveau de la constitution article 8 la wax mu ne le droit de manifester ci constitution dañ ko reconnaître. oui même si dañ ko encadré. oui ay xale yoo xam ne xëy na amaguñu benn expérience bi. xamuñu ne peut-être ce droit la encadré mais bu ñu ñëwee di dox jarul nga leen di violenter nga woo leen toog ne déglu leen fii. il y a le droit de manifester. maanaam ñu wax ak ñoom ñu wax ak ñoom. kon dañ war a wut seen li ñuy wax déclaration. oui parce que nous sommes soumis au régime déclaratif. oui dañ ko war a wax bañ jox leen ne leen mën ngeen jox ay jëmtuwaay yu encadré ngeen soog mën a def. mën leen ko def par surprise mais ñoom li ñuy doxale loolu dina fi indi ay situation yu nga xam ne ay dérives lay. oui ay situations yu compliquées. avertir nañ leen bés bu amee. je dis que c'est le président Macky Sall qui engagera la responsabilité. ah bon ah oui parce que tamit mu nekk si dëkk bu nga xam ne. kon foofu côté boobu da ngeen fay jéggi ministre de l'éducation nationale. non mais écoutez actuellement nii situation bi dafa grave. oui il faut ñu xam ne élèves yi dañ leen war a protéger. élèves yi dañ leen war a encadrer. élèves yi amuñu xam-xam si wàllu manifestation yi ñuy def ak yooyu. très bien wan leen fan la seen droit yem ak leneen au lieu que ñu oui leen di brimer. très bien ak di leen violenter. oui kooku ay dérives la fi indi. donc te dérives yooyu bu boobaa. dina naqaree gérer. moo tax ñu très bien gën a artu. oui mais loolu ñu nekk ak élèves yi. am na solo alors beneen aspect. oui très rapidement oui. alors damay wax ne mais tey ñun démb loolu bi muy am ndax ñun fekk na ñu génn Dakar. ñu ngi woon dans les régions di animer nos assemblées générales. oui et là aussi il faut que ça soit clair parce que ñu ngi gis ne am na benn tentative bu ñuy xool maanaam dañuy jéem a boole askan bi. ah bon ni ñuy communiquer ci communication élèves quand on dit bu ñu waxee ne élèves ñoo wax ne alors dañu doyal si grève jàngalekat oui mais dañu teg sa position dégg nga sax ki ñu wane li mu wax. waaw na ñoom bo nee na nguur gi régler problème mu jàngalekat yi. oui man de loolu laa dégg. ñu waxati ne ñoom am na keneen ku ni faruñu fenn. mu ne faruñu fenn. am na kenn ku ne moom ba muy def première la daan dégg jàngalekat yi ñax am kenn ku ne mat na 4 ans kon ñoom ñu ne doyal nañ si loolu. nañ leen très bien oui alors El Hadj Malick Youm image bi lan lay. demande boobu ñuy demandé aussi. oui mooy cette demande légitime parce que boo demee ci constitution tamit dañ ko dëxal li ñuy wax le droit à l'éducation. article 8 mais si boobu constitution tamit article 8 lañ dëxëñaat li ñuy wax les libertés syndicales te ba léegi may wax ak yow tey. très bien très bien alors El Hadj Malick Youm lii lan lay wane suñu gisee nii année bii passé gisoon nañ yenn CM yi fin d'année yenn ndongo yi di xotti ay kaye kontaan ndax lu ñu tëj mais jamono jii xale yi dañu doyal si dañu bëgg jàng. gis nga lii yëpp man lan lay signifier. dama jàpp ne. lii yëpp mënoon na ñàkk su doon dañu nekk si état bu nga xam ne nii nguur gi day respecté ay kàddoom mais li ko waral mooy bu ñu demee ba tey jii tey ñeenti at. oui nguur gi mënul wax dara ba def ko situation de confusion bii lay indi mooy li jaxasoo bi. maintenant boo xoolee tey bu ñu indi corrélation directe maanaam lëkkale situation. bi amoon daaw violence yi nga xam ne moo amoon fin d'année. directement lié ko ak lii déedéet. situation de violence yooyu ñun analyser woon nañ ko à l'époque. oui mooy te naqarlu woon ngeen ko kon daan ba pare sax wax ne dañu war a dugal ci école yi vraiment éducation civique à la citoyenneté. defal leen éducation civique bu doy tamit pour ñu gën a xam seen ak seen ñu moytu yu demee noonu. loolu syndicat yi defoon nañ say propositions oui mais bii nii. dañu bëgg mu leer ñu teg suñu loxo si aali kalaj gi. aali kalaj gi mooy ndaw yi dañuy laaj ñu respecter seen droit à l'éducation. ñun ñu leen siy fekk si ñu ne leen loolu. mais yéen rafetlu nañ ko. très bien mais man lu ma jaaxal. mais suñ ko xoolee si beneen angle yéen syndicalistes yi est-ce que tamit jotul seen yaram daw ngeen teggi seen tànk. comme bàyyi ma daaneel foofu El Hadj Malick Youm comme xale yi dañuy wax lu jëm ci wàllum droit à l'éducation vraiment grève yi ñoom sonn nañ si taay nañ si. mais yéen tamit yéen ñi nga xamante ni yéenay nekkal xale yi chaque jour di leen jàngal di leen sensibiliser di leen éduquer naka noonu aussi lépp jëm ci wàllum yar ak yooyu est-ce que jotul ngeen teggi seen tànk. suñu gisee image yi nga xamante ni moo am dem ci Dakar. dinaa wax leen loo xam ne xëy na sax dina la bett. li gën a metti jàngalekat si àddina. oui mooy mu yeewu
boo ne tey dafa war a yendu école ak ay jarbaatam ay doom parce que élèves yi ñun suñu ay jarbaat lañ ak suñu ay doom ñun ñooy yendoog ñoom élagement yow tey di nga liggéey fii léeg-léeg nga wàcc minuit boo demee sa kër doo gis xale bu ñu yeewoo 6 heures la leen car bi di jël si ñu delluwaat yendu ak seen jàngalekat doo gis xale yi fan yi yendoo kon jàngalekat boobu bàjjen la jàngalekat bi nijaay la jàngalekat bi papa la jàngalekat bi lépp la kon li ko gën a metti mooy tey mu xëy du gis njabootam bopp waaye jàngalekat boobu bu dee ne nekk na si système boo xam ne bii dañ ko bunduxat ba nga xam ne moom dem na ba sentir ba yëg ne moom tekkee ku fi dara su boobaa dañ ko pousse ba mu sës alors il faut ñu xam ne ñoom tamit dañu am ay position yoo xam bu ñu koy défendre c'est parce que dañu gën a ñoŋal dañu bëgg gën a ñoŋal seen nekkin ci réew jàpp nañ ne éducation moom mooy cëslaayu réew comme ni nga ne kanu askan wi dañu jàpp ne kenn réew mi moom mooy njàng ak njàngale te foofu li may tëjee mooy autorité yi nga xam ne ni tey ñoom ñoo bëgg a jàppe jàngalekat yi ne du ñu dara jël suñu système bi nas déet waay loolu aussi est-ce que autorités yi loolu nañu gis quand même ban intérêt nañ am ni jàngalekat yi du dara quand même ñun dañuy ay acteurs système éducatif système éducatif bi dama ne la ñun moom mooy suñu cëslaay ñun ci suñu bopp dañ koy tuddee notre gagne-pain parce que lim ñu jaral ko ministre de l'éducation suñu bakkan la mu jaral ngir mu baax ngir mu mën a am maanaam liñ ci bëgg mais tey boo seetee nga seet ba ci biir mais ñoom ñi wax nii nañ ma wax benn doomu autorité bu nekk benn école publique nañ def recensement amul seen doom a nga bitim réew ñoom xam nañ ne dañu warloo ak école bi lii ak lii ak lii. kon da nga boo wax ne ñoom njàng mi ñoru leen leneen li ma siy teg est-ce que xam nga tey boo duggoon ci jàmbat yi nga xam ne nii moom la maanaam syndicat yi tegoon ci table ji ba ñu mujj def ko ay accord maanaam ay déggoo ba ñu xaatim ko bu ma la waxee ne li ci ëpp du pour jàngale ci école bi la jëm moo wax la ci ay poñ yu leer bismillah poñ bi gën a leer muy ban ñun dañu ne jàngukaayu nëgëndiku yi nga xam ne ni moom moo ngi commencé law Sénégal nañ ko bàyyi xam nga la ci wax jàngukaay lu nëgëndiku abri provisoire oui da ngay dem ba biir Ziguinchor man ma wax la benn scène côte sud mu ngi biir Ziguinchor te dafa am abri provisoire nga dem ba fii Dakar xoolal Dakar capitale du Sénégal nga dem ba Gorom je te dis nga dem seen gox mu nekk abri provisoire inacceptable abri provisoire ñu dugal leen ci ay néeg yu nga xam ne ay jaan nekk ci ginnaaw ay tool Dakar fii si Dakar mais am na mu ngi ci ginnaaw fii si Dakar nga wax El Hadj Malick man syndicaliste laa fu ma dul dem man damay dem fépp ci Sénégal damay dem Cokooy damay dem Keboy damay dem Cempeng damay dem fépp laay wër Sénégal donc dañ lay wax lu nga xam ne tey boo dem yow sax da ngay tiit alors boobu poñ amul solo am na solo alors su ma abri provisoire bi ban beneen point moo leen ñor am solo laay andi ñu ne tey seet nañu kenn bëggatul jàngale li mu jàngalekat yi dafa dem ba néew ba wàññee ñu ne kon na jàngale na na gouvernement bi wut ay jàngalekat yu doy avec leen fépp ci Sénégal ngir ñu mën a jàngal suñu doom yi maanaam ñu def li ñuy wax combler le gap pour les pour le déficit d'enseignants kooku nga ne baax da jàngalekat yu doy am fépp ñu tegaat si ñu ne mais pourtant recrutement 5000 enseignants yi am na waaw recrutement 5000 enseignants yi am na mais quand même loolu pas la quand même d'accord nga besoin boo bëggee satisfaire da nga koy estimer ba xam naka la toll naka la dayo bi toll ngir nga mën indi saafara waaye boo ñëwee soxla 35000 enseignants 30000 nga indi 5000 xam nga solution moo tax ñuy wax leneen liñ ciy toftal mooy tey boo jëlee beneen poñ bu am solo bu may indiwaat mais ñun dañu dem ba xool tey demal yow Pikine demal Pikine ñetti bar wala nga dem feneen da ngay dugg si benn classe sa yaram day daw da ngay dem fekk ñeenti élèves ñu toog si benn table banc ñooñu mën nañ def performance nga dugg si te classe bu nekk day def parce que téeméer wala téeméer ak lu teg 120 élèves 120 loolu fu am te tey boo demee si loi bi xam nga lu mu wax dafa ne classe bépp bu nga xam ne dafa dépassé 45 élèves si loi Sénégal moom lañ tuddee effectif pléthorique ñu ne ku ko dépassé rek kon loolu nekkatul dans les normes dañ ko war a corriger effectif pléthorique 40 nga dem tey fekk jàngalekat bu toog 120 élèves wër ko mu jàppee leen comme ay garbaat comme ay doom
comme vraiment famem Oui. di naxante ñoom di def Très bien. loolu nga ne waruñ ko xeex si mim rek Alors- nga toftal si beneen poñ boo buggee ma dem oui ma fàttali suñu mbokk secrétaire yi ñu ngi dalal El Hadj Malick Youm nekk secrétaire général national adjoint du SAEMS ban beneen point nga si bëgg toftol El Hadj. léegi nga jël loolu yëpp gis nga ñu ne table banc yi doyul waaw mais récemment dégg nga bi ñu demee ba même inscription yi ñu ne dafa dem ba jéggi daay ñu ne dañuy wax ne nañu indi juróomi junni par élève mu am école yi ko def fi lan la syndicat yi wax ñu ne loolu na dakk na dakk mais alors nit ki am oui. ñeenti doom Oui. kon day indi fukki junni mais El Hadj Malick kon Youm day indi ñaar léegi jamono ji est-ce que yéen pare ngeen pour teggi seen tànk si lan la gouvernement bi war a mën a def si accords yi fekkee ni gouvernement bi daf leen wax carrément mënul xaatim lépp mais yan pas la gouvernement bi war a def su ko defee yéen ngeen mën a dellu si classe gis nga turandoo dama lay wax lu sooy waar loo xam moo xew Sénégal muy lan ñun ñu ngi tàmbalee grève depuis décembre ker faalewu leen nguur gi xam nga lan la def wala gi xam nga lu ñu def dem def seen campagne dem ci ji teer ba dem ca BRT ba nekk daal ci seen di ngundaan daal parce que ay kat loolu la ñu nekk di def ñoom taluñ ñu bi ñu mujjee tas mais peut-être après comme élection jàll na ak c'est vrai défaite bi défaite baa ngi fi ba léegi mais peut-être man de xam naa yaay mais mbir mi xam naa ni dina xaaraat tuuti de ak gouvernement bu bees bu ñuy xaar maay laaj askanu Sénégal oui ne ñun ci man réew la ñu ne réew moo xam ne nii donc ministre bi day dem defi campagne ñetti weer du toppatoo dossier ministère directeur national bi dem def campagne ñetti weer du toppatoo dossier ministère du toppatoo dossier direction nekk ci lu ko neex ba mu neex ko soit mu fal wala fal mu ñibbi si waat tëdd benn sanction du daal si kaam ñu ne loolu dëkk boobu dëkku lan la après ñu ne léegi non syndicat yi li ñu ma oui mais est-ce que yéen El Hadj Malick Youm est-ce que doo leen mujjee si premier ministre bu bees bi nga xamante ni Sénégal moom lay xaaral ni ñun li ñuy wax ak gouvernement bu bees bi premier ministre biñ koy dindi ñun dañu artu woon ñu ne bu leen ko dindi boo ko dindee de dana feeñ si doxalinu oui maanaam monitoring mu accord yi parce que ñun xamoon nañ li ñuy wax bi ñu demee di signer en 2018 oui dañu bind si biir protocole naka la ñuy bindee si protocole ne le premier ministre du Sénégal moom la ñu dénk lu jëm ci jëmmal accord yi ak waxtaan yi président toog ba mu nekk ko ba xam ne bind nañ loolu yëpp ba gisee protocole bi te damay wax ne protocole boobu ñu signé signature bi moom ci turam la ndaxte tey ba mu jël nguur gi dafa dem waat bi mu waatee ñëpp teewlu kon lépp lu ñu fi def ci waatam boobu ci lañ ko def mu pare toog ba mu nekk ko si ay calculam ak yu nga xam moo ko maîtrisé mais mu dindi poste premier ministre bi voilà accord yi njëkk a tàmbalee sooxe parce que ñun dañu demoon dafa am benn retard bu mag bu si am ba ñu dindee poste premier ministre su ko defee seen diggante ak gouvernement bi doo leen faral gisee ba bu ñu demee di wax ñun xam ñu ban ministre la ñuy waxal ministre yi seen bopp tamit da ngay xam ne dafa am li ñuy wax ordre protocolaire waaye amul ordre hiérarchique amul kii mooy patron kii amul kon ban ministre moom mooy wax ministre de l'éducation demal dem te loolu premier ministre moom moo mën a régler moom moo mën a situation bi oui gars yi ne yow xam nga lii yow da bu mu Abdoulaye Dione bi muy nekk premier ministre moo doon def monitoring da leen doon dajale ñoom ñëpp de cahier de charge diw yow lii laa lay xaar date bii laa la jox diw lii biñ dindee poste kan moo ko def kenn mënu ko def loolu tamit si cause yi gën a sooxel oui alors accords yi très bien alors te loolu aussi faut que dëkk bi xam ko oui que ñu bañ a foog ne tey syndicat yi ñoo mais nag mais quand même loolu aussi soo leen bëggee teg lépp ci kaw gouvernement bi est-ce que dina sotti El Hadj Malick Youm ndax fekkee da ngeen di sàkku gouvernement bi mu xaatim accords yi mais quand même ndongo yi dañ bëgg jàng mais yéen seen responsabilité aussi mu ci biir waaw man réew mi tamit oui man xam nga damay dégg nag comme man dama xaw a bëgg wolof trop waaw damay dégg léeg-léeg ñuy wax ne réew mi ñoom xamuñu ki ñu toll ku fayu rek xam ku fayu lañ xam mais loolu tamit nag sëñ bi Cissé bu dee dañu ko nekk ci réew jàmm oui bàyyi yooyu xam nga dëkk bi kon dañ leen tooñ boo seetee ñoom dañuy fekk ki nga xam ne ni moom la ñu tooñ ku toog deful dara dañ faral kële nga xam ne moo tooñ loolu tamit nañ ko bàyyi xam nga ñu ñëpp tey boo demee oui kër gi ban kër ngay wër te amul jàngalekat amul ban moo amul élève Sénégal ñun ñëpp benn famille la ñun élèves yeeg ñun ñii ñëpp oui moo tax dañuy wax gis nga jàngalekat yi dañuy dem ba seen xol mujj fees ba li ñuy yëg ñoom ñoo koy xam très bien su boobaa nag oui dañuy dem ñoom seet li leen loi bi may mu ne leen war ngeen mën dox doxu ñax ñu dox doxu ñax oui alors war ngeen mën grève alors di grève alors est-ce que léegi déjà nit ñi di àtte oui wax guddi oui
est-ce que déjà ñuy jël di ko def feneen te nga xam ne ñun ñoo bokk suñu l'école bi. oui te ko indi fii faj soxlay école bi. tey bu ñu doon estimer soxla école bi ma jox la benn dàkkante mooy def. terre bi ñaata la jar. 700 et quelques milliards. si xaalisu CFA loolu la ñu wax. gis nañ ay estimation yu dem ba 1500. waaw mais ñoom 700 et quelques milliards nañu wax. oui waxtaan nañ beneen bu dem ba 1000. soit ñoo xam ban moo siy dëkk. école bi tamit pour defar soo ñëwee nga jël tey boo doon xayma liy defaraat école. est-ce que xam nga ñun li ñuy wax nii yëpp. oui su état bi génne woon li ñuy wax benn plan Marshall pour l'école sénégalaise. oui 500 milliards ñu régler problème yi. ah bon waaw problème yëpp réglé wu. yëpp régler wu. ngeen gis ci seen bopp élèves yi gis seen bopp. parents d'élèves yi aussi gis seen bopp. 500 milliards bu ñu ko defoon. te jël lii ne dañ ko jël teg ko ngir régler problème mu école sénégalaise. oui problème yi ma lii yëpp. très bien alors El Hadj oui. bor yi jàngalekat. mooy seen indemnité ak yooyu noonu. yooyu sax am na ñu siy communiqué. di wax ne jàngalekat dañ laajuñu benn indemnité tey maa ngi dégg des parents d'élèves. oui ci benn télé vraiment dama rus. parce que président association parents d'élèves war nga dem gis. professeurs yi nga laaj leen ñun mosuñu laaj indemnité ñun li ñu wax mooy payoor gi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. te ñun waxuñu ko. xayma yi maanaam équitable lul daal. voilà ñu ne si rémunération yi nga xamante ni moom mooy fonctionnaire yi agent de l'État. yow nag ngay nekkee ak sa benn naataang. ngeen am yéen ñaan ñëpp bac plus 6. moom ci payoor bu jëlee benn indemnité xam nga salaire ay indemnité la ak salaire de base ak yeneen. oui maanaam ñoom bu jëloon benn indemnité moom dafa la siy fay sa salaire yëpp ñaar wala ñetti yoon nga dem toog sa morom ñu fay. ñu ne kon loolu ñu ko jubbanti. loolu écart bu doy waar la mais alors El Hadj Malick Dioum nañu avancé tuuti ndax simili yi ñu ngi dem est-ce que mën nañu wax ni année scolaire bi déjà dafa menacé wu. ak grève yi tey dama leen di wax benn affaire te loolu benn argumentaire scientifique la ba nga xam ne nii dama koy wax. oui. pour les techniciens de l'éducation dañu déglu bu baax. li may oui. wax dafa am solo de. muy lan. moi je suis membre du comité scientifique mais li may préciser. rythme grève bi musul am Sénégal. ah bon. ah oui rythme bi. mais pourtant am na ay grève yu takkarnaase. lan la. xam nga oui. dama nekk comité scientifique ñu ciy liggéey suba ngoon guddi ak bëccëg. li may préciser mooy ñun dañu daan def bu ñuy lancer plan d'action. fexe bu mu couvrir ñaari semaine wala leneen ak leneen. après ngeen pare si ngeen delluwaat si classe yi. booy. gis nga grève ñoom comme dañuy def monitoring dakkal monitoring bi ba pare dem seen ay campagne dem ci yéen ñu tamit dañu ne. comme waxtaan mais xanaa ñi luñ dem si campagne bi daf leen moo leen metti wala lan. est-ce que du loolu aussi moom moo tax ngeen choisir période bi avant élection bi. waxal yàlla. oui. ñun de bi ñuy wax ni ren de buñ ñu defalul dara boo fekk nañu xaar ñetti at jël suñu ay bopp def ko sax si mbas mi. def ci ay millions. oui ñu jàppale askan oui mais est-ce que aussi pression ngeen bëgg teg si gouvernement bi moo tax ba élection yi jege see ngeen taxaw te ngeen ni foog ñu xaatim seen accords yi. dañu teg gouvernement pression. oui gis nga syndicat dëggantaan. du teg gouvernement pression. parce que syndicat dëggantaan si dëgg lay tax te dëgg mooy mujj la ñu wax. oui ñun dañu am agenda syndical il faut nit ñi respecter le mouvement syndical. oui am na ñuy wax ne woy ñoom dañuy bàyyi daal ba élection jege dañuy def chantage. loolu amul gis nga ñun gis nga boo demee ci yenn réew dama ne la le mouvement syndical dafa am doole ba nga xam ne mooy incarner le 4e ou 5e pouvoir mais ñoom ni ñu ko jàppee noonu déedéet ñun duñu teg kenn pression xam nga lan moo am. dañ leen may ñetti at yoo xam ne defuñu ci dara bi ñu xaymaa gisuñu lu ñu xam ci lañ tàmbalee ne nag ren moom ren la wala mukk te loolu sax dama koy leer loolu mooy slogan maanaam enseignants yi cette année ren la wala mukk kon ren ci na ko ñu jàpp accords yi foog ñu signé ko. li ñu bëgg ñun mooy xam nga lan bu ñu jógee ci xeexu ren bi 2022 bii lépp lu jëm ci ay nekkaat di wax ne protocole 2018 moom kooku bëggatuñ ko dégg na ko nguur gi fay benn yoon ñu toog su boobaa bu yëkkatee koppar yi nga xam ne ni moom la nit ñi di xaar def ko ci éducation bi nga xam ne mooy cëslaayu réew mi ñu moo mën a am na benn dal boo xam ne bi daañ ci nekk ci ay at moo mënul xaar jamono ji. li mënul xaar lan la gouvernement bi war a def ngeen mën a dellu si classe yi élagement. la boobu am na solo ndaxte ñoom dañu dem ci biir accord yi jël li nga xam ne moo ëpp solo maanaam ñàkkal ko fayda teg ko nele ni dege muy benn tey jii yow ngay liggéey nga xam ne nguur gi bu doon maanaam li ñuy wax une gouvernance vertueuse
des questions de bonne gouvernance sobre et vertueuse comme nous que président Macky Sall. waaye yow mais naka ngay jàppee jàngalekat jógee fongo lembi dugg ci auto pass 20 000 francs maanaam ñeenti junni ngir ñëw ba Dakar pour lan dem ba bureau fonction publique fëgg pour laaj dimbali leen ma ñeenti at mu ngi nii may xaar sama këyit xamuma ndax dem naa cëng wala dikk naa ngaay dimbali leen ma am na avancement wala dara ñu ne dara la non demal dinañ kooku paasaat xaalisam dem ñibbi léegi loolu kooku kat na ñaata si xaalis ba pare foog nga lembi ak Dakar ñaata bés ñetti bés yoo xam ne système bi perdre na ko ñu ne leen ngelawaay dimbali leen ñu ngeen def li ñuy wax dématérialisation comme tey am na ci ay réew yu mu am mais ñun tey bi ñu bëggee numériser les cartes d'identité numériser nañ ko jeex na maanaam nit ki na toll foog nga lembi mu bouger cliquer mu xool xam situation loolu doy na waar loolu mën na ne réew yëpp def nañ ko ñoom ñu bay parce que su boobaa ñoom bëgguñu mu leer ñaareelu poñ mais nit ki nag dañuy wax dëgg mais booy liggéey da nga war a gis sa bopp si liggéey bi yow mën nga jàng primaire juróom-benni at maanaam nga dem moyen ñeenti at muy fukki at nga demaat def ñetti at au secondaire muy fukki at ak ñett nga dolli si ñeenti at université ba am maîtrise muy 17 ans ngay jàng ba pare defaat ñaari at école normale muy 19 ans maanaam ñaar fukki at yoo xam ne nii sa tubéy ji nga jël toog ci table banc yi ay xale yoo xam ne nii ñii jàng ñaari at ñële ku ci nekk mën la fay te ñoom ñëpp ñu jaar say loxo loolu réew moomu am na yoon kooku dañuy wax ne moo fiy jeex day jeex parce que loolu mënatul ne mënuñu ni gën a jàng ba seen taat tubéy yi jeex comme ni ñu koy waxee si table banc yi ñoom ñoo gën a pauvre si mim réew loolu day jeex léegi nag bëgg nañ jàng ñun nag vraiment kontaan nañ trop si position ndongo yi ñu ngi leen di wax ne ñun ak ñoom aussi am na ñu leen mere bu leen yaakaar ni aussi ndongo yi dañu génn di manifester lépp tekk si bopp gouvernement bi ñun li ñu jàpp tamit syndicalistes yi seen grève dafa war a jeex ñun li ñu jàpp mooy ndongo yi suñu ay rakk lañ suñu ay jabaat lañ suñu ay doom lañ li ñu leen yéene mooy di tabax leen ba ñu doon ëllëgu askan wi te si loolu rek la ñuy liggéeyuñ si leneen waaye nag dañu ne ku bëgg akara da ngay ñeme kaan dem nañ ñun tamit ba ñun ñi nga xam ne ñun ñoo jàngal ministre yi ñun ñoo jàngal président yi ñun ñoo jàngal inspecteurs yi journalistes yi ñëpp dañ ñu ñàkkal fayda si mim réew ba nga xam ne ñun tekkeetuñ fi dara loolu moo tax nag léegi ñu dellu ne jot na ñu jubbanti bi nag mooy dañuy dem ba nit ñi respecté waat ñu revaloriser fonction enseignante looloo tax tey grève bi ñox sax ñuy def ñun at mu jot mais at mu jot ñun ñu wër télé yi di wax lu mu ñuy indi kon léegi nag moo tax dañu ne grève ren bi moo delloo fàttali ko la ren la wala mukk maanaam ñun ala accu grève rek ba nguur gi def li nga xam ne nii yëpp waxoon na ko xalaatuñ ko ñun li ñu jàpp mooy nguur gi dafa signé nguur gi dañu ne ñun lu dul yàlla neen la lu dul lii yàgg na fi am mais ñun dañuy fàttali ne lu dul yàlla neen la lu dul yàlla yi neen la ñu wax kon loolu doy na ci junju. alors ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal El Hadj Malick Youm secrétaire général national adjoint du SAEMS alors si seen stratégie de lutte ak si seen plan d'action dafa bokk su lu ñuy wax bokk na si lu ñuy wax présence maanaam daal yéen da ngeen di ñëw toog si classe bi élèves yi ñëw toog élèves yi ngeen di xool élèves yi di leen xool maanaam doo leen waxu jàng da ngeen di toog ba heure waaj jot ngeen waaj noonu la. waaw leeral ko mu gën a leer. léegi damay leeral bu gaaw. oui ñun ci suñu xeex yi ñuy xeex. dafa am ay xeltukat yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci comité scientifique bi. at mu jot dañ leen di wax ne nañu gën a bëreel. maanaam ku ñu ay xeltukat sax muy seen biir. ay xeltukat yoo xam ne ñoom suba ba ngoon. ñoo leen di xelal. li ñuy xeltu mooy naka la ñuy indee ay stratégie de lutte ak ay méthodes de lutte yu yees. loolu mooy seen liggéey. xam nga tey boo xoolee. ñun li ñu nekk nii. mu dañu ciy dugal pousse ñu si. ba pare ñoom dañu am ay stratégie ñoom dañu am ay xeltukat yoo xam ñoo leen di wax bàyyi leen rek ñoom am nañ benn possibilité bu ñuy wax l'usure mooy da ngay nekk di grève ñu def bu xooxee bàyyi ko ba mu xoox. alors léegi nit ki nekk di def lu muy def doo ko da koy soppantal benn stratégie bu ñuy def la. ñoom am nañ beneen bu tudd pourrissement. maanaam dañuy nëbal yëf yi. dañ koy nëbal ba mu nëb da ngay nekk di leen wax sëñ bi dimbali leen ma ñu ne bàyyi ko rek. loolu tamit wala tamit ñu nekk si dilatoire wala.
yooyu yëpp aussi loolu bokk na ci terme yi nga xamante ni syndicaliste yi yéen bëgg ngeen ko woy. xam nga luy dilatoire nit ki day soxla ñëw ne la nañ def lii ndax ma mën a liggéey nga naan ko waa nañ tase fële bu ñëwee nga koy wëndeel boo ko day yóbboo ci hôtel nangam wëndeel ko ba mu miir suba nga ne ko noonu nañ tase sali séminaire wëndeelaat ko ba mu miir léegi nag ñun dañu dem ba wëndeel yooyu yëpp ak yooyu dañu miir ba dañu sonn léegi nag dañ ne tekk taxaw benn place génne suñu ay alors présence passive stratégie yi benn bokk na si présence passive maanaam da chaque jour da ngeen di dem débrayage mais bokk na si grève bokk na si yeneen yoo mais xam ne présence xëy na passive bi da ngeen di ñëw daal en tant que membre comité bi du ma ko wax mais présence passive da ngeen di ñëw toog présence passive nag dëgg-dëgg lu simple la oui mooy ay la yéen jàngalekat bi moom la papam inscrire woon école oui mu dem jàng ba yegg université am xam-xamam réussir ay examen def lépp bi mu paree mu def concours nguur gi recruter ko ne ko yow de mu réussir concours bi ñu ne ko kon yow yaay jàngale école nangam kooku nag bu demee ba nga xam ne am na lu ko metti ci biir xolam ba moom sentir na ne fi mu toll li mu ciy def gisatu ci sax boppam à la limite su demul def leneen wala mu génn dox wala kii mën na toog banque ay yoxom loolu la ñuy wax da ngeen di ñëw toog day ñëw dugg classe am élèves yi aussi nekk foofu jàngale jàngaan yii moom mooy seen sëriñ mu toog nuyu leen nuyu bu correct ba pare toog ci poste de travail après ngeen di waxtaan lu leen ba pare déedéet te doo leen wax waxu jàng foofu nag dama leen di préciser ne présence passive moo doot la bu boo xam ñun ñi nekk comité scientifique dañ koy encadré maanaam jàngalekat bi du wax lu ko neex jàngaan yi déedéet jàngalekat bi du influencer jàngaan yi déedéet jàngalekat bi tamit du pini jàngaan yi du leen def dara day ñëw du nuyoo nga xam ne dafa waroon joxe tey ay xam-xam ba muy joxe lay téye ci ñaari waxtu ci àpp ñeenti waxtu wala tey fi mu am xam fu mu war a joxe cours yëpp mu téye xam-xam boobu ba wàcc jot mais man loo bëgg xam maanaam soo leen toogee da ngeen di toog di seen portable wala lan déet xam nga di toog di xool wala da ngeen di wax wala da ngeen di wax ci football bi équipe nationale tolluwaay bi ci coupe d'Afrique wala lan xam nga loolu tey mënuñu ñëw par exemple ne la enseignant bi gis nga dérive yooyu moom la nit ñi di jéem a wax ne moom la ñuy def loolu damay wax nag ne ñun dañuy encadré déet waxuñu benn jàngalekat ne na dem école di wax ci lii wala ci lële moom dafa war a ñëw pour jàngale il est responsable majeur et vacciné maanaam ay kilifa lañ nag ñoom da ngay dugg sa classe xam ne ñii tey da nga leen waroon defal cours histoire géographie 8h ba 10h léegi nag mot d'ordre am na sa syndicat joxe na ko mais nga toog banque say yoxo cours boobu du am te pourtant yaa ngi ci biir classe bi njàngaan yaa ngi nii toog di xaar loolu waaye tey am na nu ngur doxalee ak ñun noo xam ne loolu du mën a ne ba sa heure jeex nga nuyoo bu rafet ba pare gën a dem feneen fi nga war a def toog tamit banque mais seen toogaay boobu jeex na su si ndongo bi amee jafe-jafe wala am comprendre mën na ko laaj professeur bi wala waaw xam nga nag bu ñu nee dañuy dakkal njàng meeg njàngale mi su boobaa lépp lu jëm ci wàllu joxe xam-xam moom day dakk même sax fekkee ne élève dafa nekk si jafe-jafe élève bi bu nekkee si jafe-jafe moom am lu mu comprendre loo xam ne mënul xaar waaw xam nga su boobaa su ko njàngalekat bi toppee si loolu kon mu ngi jàngale mu ngi jàngale. gis nga loolu aussi seen yaram war na daw. day daw chaque jour. xam nga ñun. jafe-jafe ñëw laaj leen ngeen tontu ko nag. xam nga ñun même tey. comme nag ñëw ngeen ba si classe bi toog kay. gis leen laaj ngeen mën même image yi ma yor oui day daw sama yaram. parce que damay xam ne. man jaar naa si jàng. man fii laa jàngee ñun demuñu fenn ñun fii lañ jàngee jaar li ma am laay jaar fu ne. kon ñun bu ñu gisee ku yeewu taggu ay waajuram dem école. war a ñibbisee tànk bu bën tànk bu damm. mais dañ naan loolu catastrophe la kenn ñaanu ko mim réew. moo tax ñu doon artu sànq. kon ñun lii élèves yi nekk nii comprendre nañ ko. mais ñoom tamit ñoom ñiy fréquenter seen ay professeurs di gis situation yu tar yu métti yi ñuy dund xam nañ tamit seen professeur jafe-jafe yi ñu nekk. très bien alors lu ñu dese si ay simili bëriwul moo fàttali ñu ngi dalal El Hadj Malick Youm secrétaire général national adjoint du SAEMS alors El Hadj Malick Youm. est-ce que ragaloo ren ji résultat examen yi mu nekk ay résultats yu doy waar yu catastrophique. léegi nag gis nga lu jëm ci wàllu. examen yi nga xam ne nii. ci lañ jëm fin d'année. xam nga nit li ngay def da nga koy wax li ngay wax tamit da nga koy def. dañ koy teel a wax fii ñun dañu ne muñu at mu jot nguur gi pousse syndicat yi ba école bi am. ay perturbation loolu moo fi jeex. nguur gi daal moo leen di pousser. nguur gi moom mooy pousser syndicat yi ba ñu sës jaxase système bi ñu ne loolu jeex na fi kon ren
suñu objectif dañu am ay objectif de. oui muy lan. dañ ne objectif général maanaam objectif bi nga xam moom la ñuy dàkkantal ñun ñëpp li ñuy dàkkantal mooy bu ñu génnee ci grève bu 2021 2022 bii ci Sénégal kenn dootu fi tudd protocole wu 2018 day jeex maanaam lépp li nga xam ne nguur gi warloo na ko day fekk def na ko ba mooy poñ bi ñiitu ñu ne léegi pour dab objectif général boobu da ngay jaar ci li ñuy wax ay objectif spécifique OS numéro 1 ñu ne kon lépp lu jëm ci wàllu yéex bi jàngalekat am ci carrière am day jeex ci Sénégal da ngay toll fongole mi cliquer xam sa situation ñaareel bi ñu ne payoor bi gàllu góose am ku mbaam ndey ku mba amul ndey moo fiy jeex jàngalekat bi dañ koy méngale ak naataangoom bi nga xam ne ñoom ñoo am les mêmes diplômes. mais est-ce que dañ koy dañ koy méngale. est-ce que du limu jàngalekat yi macha allah loolu moo tax ba méngale boobu yombul ci gouvernement bi. waaw léegi wala loolu du argument bu valable. xam nga ñun li ñu jàpp. réew bu fa maanaam dëgg ak jub amul kon jàmm du fa yendu. du fa yendu de kër gu ne li tax jàmm yendu fa mooy boroom kër gi na yemale. yemale nag ñun buñ koy wax du égalité de équité la ñu wax. équité français laay laaj. wolof daf koy wax yemale. maanaam kon ñu li ñu jàpp mooy. mënoo ñëw sànc sa kër ba pare teg sa saaku ceeb ne pataay ñoom fii benn kuddu lañ fiy lekk wala ñaar képp ku nga xam ne sawraag nga mën nga lekk fukki kuddu ak juróom-ñett loolu moom kenn du ko nangu te looloo am si mim réew. loolu la Pareto benn xeltukat bu doy waar économiste. daan wax. mooy li ñuy wax 20-80 wala 80-20. mais tontoo ko ci laaj bi de maanaam est-ce que ragaloo ren ji résultats yi nekk ay résultats yu. résultats yi falaa jëm xam nga ñu ko nañ suñu ay objectif wax naa la objectif 1 2 3 ak li nga xam ne nii tey maanaam jàpp nañu nguur gi faaw mu def ko ngir ñu génn si lool léegi nag fi ma jëm mooy loolu bu ko nguur gi defee jàpp nañ ne kon nit ñi mën nañ xaar ñu def reprise wala ñu dem si leneen. mais loolu ñun dépendrul si ñun amuñu ci benn responsabilité tey. pour mu leer seen bopp. amoo leen si benn responsabilité le résultat de cette année. oui ñu wax mu leer que ne résultat boobu nguur gi la incombé. parce que boo est-ce que yéen seen loxo mën ngeen si génn ñun ay prestataires la boo tijjee la loi. oui boo tijjee maanaam la constitution. dañu wax ne nguur gi moom la ñu sëf li ñuy wax le droit à l'éducation moom lañ ko sëf nguur gi ñu ne. article 42. Oui. Président de la République mooy le gardien de la Constitution. kon lañ fa dëxëñ yépp moo ko war a doxal ñu dolliwaat ci article 42 ne le président moom moo war a saytu institution yépp ngir ñu dox normalement. kon loolu ay responsabilité nguur gi la. liñ ciy toftal nag mooy tey jii résultat yi dana baax wala du baax ñun tollooguñ xam nga lan la ñu toll. ñun ndax ñun am nañ ëllëg ñun li ñu yitteel. mais retard am na ñun ndax suñu école bi seen 6e plan d'action. xam nga balaa nga naan naam ne fa. ñun dañu jàpp ne balaa ngay jéem a seet ndax ay examen dina am wala du am. waaw mais école bi nga xam ne nii fa la ñuy defee examen mu am su école amul nu ko examen di am kon li ñuy fàttali mooy ñun dañuy xeex ngir ëllëgu école bi ngir école bi am ëllëg. ngir école bi mën a dem ndax école bi mooy kennu askan wi. école bi moom a cëslaayu réew école bu amul école bu baax xale yeewu dem jàng am sutura yàlla may leen ëllëg ñu am liggéey comme El Hadj Malick Cissé wala El Hadj Malick Youm fu xale mais teewul aussi seen loolooy xeex bi seen grève bi yéen a ngi wëyal seen daje ak tamit seen base bi dem yéen a ngi woon Mbuur waaw xam nga ñun li ñu wax rek mooy ñun niñ ko doon yàgg di defee léegi ñu ngi lancé ay plan d'action ñu ngi ci suñu juróom-benneeli plan d'action li ma la doon expliquer sax ne le rythme bi dafa gaaw parce que ñun boo xoolee juróom-benneeli plan biñ ko daan atteindre da daan fekk ñu nekk mars wala avril mais tey en janvier ñu ngi 6e boo calculer maanaam bu ñu toogee ñoom ne dañuy def seen dilatoire boobu seen pourrissement boobu ak maanaam le fait que le ñuy bañ à l'usure ñoom ñooy yàq école parce que fi mu jëm du baax si ñoom léegi nag moo tax ñun ñuy wax ne kon fi mu toll nii ñun dañuy wéyalee génn nañ si plan d'action numéro 6 ñu ngi jëm ci plan d'action bi nga xam mooy juróom-ñaareel bi et li ñuy jëkk wax askan wi yëpp mooy semaine prochaine te dina am benn dox ñaxtu bu am solo boo xam ne semaine ba ca topp muy le 17 février ñu ngi ñaan jàngalekat yëpp ñu ñëw fekk si ñu Ziguinchor fi nga xam ne nii fa la ñuy defee kon yéen a ngi maintenir seen jàngale seen marche boobu nga xamante ni dañ ko reporté woon kon yéen a ngi koy maintenir ba léegi je pense mois de février ngeen ko fas yéene amal defoon nañ ko Thiès ñu dox mais Ziguinchor mois de février léegi nag Ziguinchor dañu waxoon le 10 mais day tombé quand même ak événement national ñu dindi ko nag décalé ko yóbbu ko quand même
le 17. Très bien. Et su boobaa aussi ni enseignants yi ñëwee woon vraiment ci match bi au niveau donc de Thiès ñu leen di ñaan ñoom ñëpp ñu fekk si ñu Ziguinchor parce que nag oom du xaw ma xool du oom ba ñu koy bës. très bien. man lay bu gërëm baax di la feesee sant man lay gërëm baax di la sant. jërëjëf El Hadj Malick mu nekkoon El Hadj Malick Youm secrétaire général national adjoint du SAEMS du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yi amoon seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant si réalisation bi ku si nekkoon di ki nga xamante ni mooy Ndiaga Seck ci caméra yi Moussa Dia ak Ousmane Niass jaa ngeen jëf.